ko leeral ba mu leer un Sénégalais qui a servi 12 ans ci consul bi ñu jàpp ko tëj ko jugé ko ni ko génn réew mi def ci avion sànni mu dem un diplomate sénégalais rapatrié kooku jaadoon na képp kuy sukkandiku ci consulat bi ñu leeral ko moom leer pourquoi ñu refoulé ko ndax kat Assane Diouf bi ñu koy yóbbu tout un sénégalais xam na information bi am na yeneen xale bi ñu leen di dipot consulat bi moo defar këy yi ñu yóbbu leen ñu dem kon bu fi jàppee nit kuy liggéey ci consulat bi def presque 12 ans 10 ans 11 ans kooku buñ ko jàppee ba di ko delloo Sénégal dafa jaaroon moom Ousmane Dramé ma xam lu tax ñu yóbbu ko mu ñibbi kan boo ko waxante dëgg fii nu jëm du am réew c'est du féodalisme Marème Faye Sall mooy gouverner Sénégal mooy recruter ay nervis yoo xam ne ñoo di diaspora bi di dóor sénégalais yi ma amoon yaakaar ne affaire Mame Sène bii fu ab sénégalais nekk na ko naqarlu bu fekkee ne tiimu avocat la soxla dañ ko jël lu mu laaj jar na ko ndax bu ëllëgee mu bana am Mame Sène ay Haalpulaar ñoo ko dóor ay Haalpulaar ñoo ko sot dóor te li tax mu ñeme woon leen diggante Haalpulaar ak séeréer dafa jege pour moom ay kàll dañuy kàllante waaye kon moo deful défense amul ba elle n'était pas défensif comme diggante séeréer la ak Haalpulaar pour moom garaawulu ko woon mais ñee ñoom mettre ko au sérieux toroxal doomi jàmbur toroxal jabari jàmbur toroxal yaayi jàmbur toroxal système jàmbur non seulement dóor yi ak périg bi ñu yóbbu sàcc ko yóbbu te ñoom li nga xam ne amuñu xam-xam jànguñu dañoo vidéo seen bopp un voleur buy sàcc filmer boppam loolu moo la jànguñu amuñu xam-xam waaye nag yaakaar naa ne du yombe noonu ci ñoom maam boo tëddee nelawal bu baax say càmmiñ yi nga séqal xeex bi defe naa daañu ci taxaw ba mat sëkk encore une fois maa ngi interpeller tous les avocats sénégalais yi nekk ak africains sax yi nekk ci bar bi en France parce que lii bu ngeen ko defee lijjantee Afrique ngeen lijjanti bu ngeen ko lijjantee lii dootu mën a am des Haalpulaar yoo xam ne passeport mauritanien lañ yor déposé asile politique uniquement pour mën a ami këyit agressé jabari jàmbur agressé sërub jàmbur pour une sourire de Marème Faye Sall dama ne foog Sénégal wax ci c'est une affaire qui concerne les immigrés bien sûr South America Central America Europe North America yéen ñëpp kan joxante loxo pour que cette bêtise ne se répéterait jamais dama nit kenn du ko dóor mbaam sax kenn dóoratu ko léegi waxuma wala nit jigéen pël yi def yooyu wane ngeen seen bopp di sàcc nagi jàmbur di jiital géttug jàmbur yor sa caméra di filmer sa bopp loolu ngeen def bu ma nee Haalpulaar ñëpp taxuma ko de dafa tombeeg ñu Haalpulaar xam naa ne 80% Haalpulaar yi ànduñu ak Macky 80% Haalpulaar yi ànduñu ak Macky 80% yooyu ñun ñu am diine 80% yooyu ñun ñu yëg seen bopp le nationalisme 80% yooyu dara jëlu leen jël yi fi jàmbur 80% yooyu alxuraan ci boppam dañ ko maîtriser bool ko njàngum nasaraan mu wér ñi may wax mooy ay nervi Haalpulaar ay nervi yoo xam ne dañoo wañuku xamuñu ni ñuy jàppale Macky Sall defe nañ ne jëlu yet dóor noonu nag Kajoor lañ dëkk suñ gétt buñ ko masaan a jiital fi ñu leen déclaré xam nañ ko
bala ngeen dugg Bawol bay àgg Daaru Musti ak seen ci seen kaw dañ leen topp waa ngeen bët jël xuru waa daan woowu baras ko génne geet ñu topp tànk bi dagg ko ngeen wuti ngeen wuti ndóoyeen ñu ngi leen di kare ca forage Daaru Musti ba wala laan fa leen daan di jàppe nun waa Kajoor mun leen noo jaaxal waaye lu wér te wóor mooy yéen 10% yooyu nar a yàq 90% ay gor yu baax a baax a baax kenn du leen ko permettre kenn du leen ko permettre ci àdduna ma dellu di leen wax ne booy ma 90% Haalpulaar yi gëmuñu Macky Sall defuñu ko am nawle defuñu ko am nawle mais am na 10% yoo xam ne bu nangu woon a tas ci communauté mais duñ ko def dañuy doon en groupe ba pare takk benn label boo xam ne boo leen xoolee xam ne ay Haalpulaar képp lañ ay Haalpulaar dama ne ñoo téye ndaw si ay ponkal dóor ko dagg périgam dagg ay chaînam sonal ko trop ci jigéen amul kenn koo atte ginnaaw ban ko toroxalee ba noppi ana nuñ def dañoo yëkkati périg yi jox ko jigéen yi Haalpulaar yi ñuy sarxoole ca kaw mel na ñoom ñoo ko doon def Marème Faye Sall di war naa dawoo yaram Marème yaa ngi may bëgg a bett ba ma lay xam fii ci dëkk bi jàmbaar nga ba ma lay xam fii ci dëgg laa la xam lu neex sa jëkkër bum la jaral yenn yi sa jëkkër dafa manqué sa jabar sax sa jabar laa yox sax sa jabar dafa manqué lu bari Marème Faye sa jabar dafa manqué lu bari ba tax na am na yoo xam ne ñu ngi koy commettre muy ay crime bu amee problème da nga am problème Marème waxal ak sa jabar Marème waxal ak sa jabar Marème Faye waxal ak sa soxna mi ngi lëmbi réew mi Marème waxal ak sa soxna Macky Sall ne ko yii muy def na ko dakkal askan wu jaaxle mel nii surtout jigéen ne ci àll bi yor sa kumbay daw di fexe loo am yor sa ndey wala loo am jàppale say bokk jàng comme Macky Sall jàng li nit ñi jàng ñu discriminer leen a bokkoo nga am ca wàll jëloo ko kooku boo ko respecté wul dama ne waroo koo dóor Sankara ñoo ngi lay ziar Sankara ñoo ngi lay ziar te war nga cee wax it ay nervi lañ yor yoo xam ne li leen embauché Sankara mooy ñuy dóore ay nervi waaye fii moom Amérique moom fii moom ñoo ko maîtriser fii dañ ko maîtriser ñun fii aux États-Unis dañ ko maîtriser képp ku doflu ba fexe yëkkati dara jëmee ko ci kaw nit ci dëkk bii da nga tëdd ci kaso bi lu yàgg te da nga dellu Sénégal man Ousmane Dramé maa leen wax loolu su ma la war ngeen koo gëm fii ci dëkk bi fii mooy États-Unis fii mooy réew mu mag mi fii la yoon tëdde mu doon xaalu leer naññ ku fi doflu ba pare dugal fi affaire nervi da nga dugg ci loom gu jur ndey musu koo gis Assane Diouf état bee ko fen ay fen yoo xam ne ba gis ngeen li mujje tey gis ngeen ñii lii ñu def France état bi teg ci bëtam mais dañ ko doon feetu am ponkal mi ngi taal vidéo bi naan Marème xool niñ ko def fii lañ ko dóor dagg fii périg bi man koo def nii dañ ko Marème Faye di xàqtaay ne bi laay waroon nañ koo rey dama kañ jóg ci suñu bopp waay nous avons un pays qui nous appartient Sénégal ñu ñëpp ko bokk tukulóor pël wolof joolaa njaago portugais géwal géer joolaa ak bambara ak ku mën a doon ku ne ku jàngal sa doom bu mokkalee mën a yor réew mi le Sénégal appartient à tous les Sénégalais wax leen seen doom yi yar leen seen doom yi ne leen le Sénégal kooku maam ko ok wax jàngale xamal leen seen doom yi ne leen buñ góorgóorloo rek mën a yor réew mi ko Macky Sall dama ne bi ñoom Serigne Touba di jotee ak tubaab bi
maam mi Macky Sall mi ngi wër nagam yu réer laa wax wala muy fu comme sàmmali nag diggante bi Macky Sall wuru fee mën a yor réew mi bay taxaw ci suñ kaw di gaanawaay ci suñ kaw kon war nañoo am lu ñuy bañ war noo mën a jóg booloo une deuxième fois pour déchaîner le Sénégal Sankara war nga cee wax xale yi wax ci ku ne wax ci say kàddu rafet na te ni nga koy leer daan leer naa ñi jigéen daal lañ téye Paris muy sunub jigéen ñu dóor ko dóor yu bon dóor yoo xam ne dagg ay bagaasam yóbbu defe naa ne jëkkëram aussi xam naa ne wuru ko mën a bàyyee noonu te bu ko jëkkëram bàyyee noonu nu duñ ko bàyyee noonu ndax kii kat walla la ci am di jabar ku ne xam na ne jabar ak jëkkër leen jege yoo waaye nag càmmiñ yàgg naa jafandu ci sëram défendre ko ba tax na jëkkër am na ci solo waaye nag càmmiñ ku déggul wolof du ko xam waaw Mamadou Ndiaye Aman Ndiaye waay yi ñëpp waa ji kala bëgg a dugal mais day dagg ko xamal laa la bi subam Aman Ndiaye bu Paris la si mbir mu daal noonu la demee ñun ñëpp ñoo ko sandoo yokkuñu ci wàññi ci waxtaan naag sama sista expliqué ma ni mu demee mooy aw naqar ci man moo taxit ma mën a ñëw expliqué li na mu demee damay ba ngeen yaakaar ne ay moroom yi yéen a ko dugg kii séeréer la jàmbaari fàkk tëdd la jigéen mënu koo duma ay góor a ko sot fukki góor ak ñaar douzaine o Haalpulaar douzaine ñoo ko sot dóor maa lay jéem a jël rek jéem a jël mais day dagg quoi ma jéem waa ji ko nga jël mais du ñëw moog day dagg quoi dafay dagg ay moo ko lin am na kenn de allo oui waa grand man waaw lin waa ñoo ngi siyaara waay li réseau bi moo bon quoi waa ñu leen réseau bi moo baaxul koy réseau bi moo baaxul xam nga man léegi laa jot alerte nii rek na xaaral ma dugg xool ki du live bu préparé dafa am lu dab ci seen c'est vrai dëgg la xamoon na xel rek li war a wax non ñëpp la metti mais xam nga boo xoolee précédent bi fi am temps yi passé rek Kër Massar boobu nañ fa nit waaw boobu nañ fa nit Kër Massar temps yi la passé lii bu amee aussi tamit xëy na du bett kenn man je crois que li dangereux mooy xam nga ragal bu yor doole allo waaw Aliou waaw damay wax xam nga grand Sénégal dañoo jëm ci tournant boo xam ne lu ne mën na faa xew fi nekk nii parce que xam nga tàppet koo xam ne dafa ragal mboqat bu yor doole bala ñu ko jàpp pour tër ko am ni muy demee dina gaañ ñu bari te loolu moo dal Macky Sall ak sénégalais yi. way waaw foo fekk ragal koo xam ne dafa mbuqat mu yor doole maam koo xam amulu fit borom ku ñàkk fit yor doole mën naa gaañ ñu bari te Macky boo ko xoolee Sénégal yàlla nañu yàlla dimbale mais dañoo taxaw ci tànku taar réew mi moom ak ñi mu àndal maanaam bu naree ñàkk pouvoir dañoo taxaw ci tànku yooyu. loolu am solo loolu am. waaw dañoo taxaw ci te ñi waroon dimbale Sénégal yi aussi muy kër diine yi ak sëriñ yi dañ say jéemul dara. mais ñooñu duñu wax de. waaw dañ say jéemul dara lu ma ba ngeen ubbi seen bopp. waaw tubaab bi muy jël réew mi. bato sukkar la indi. séddale ko ci kër kilifa yi diine yi. ba mu ko defee ba noppi. ci la Cheikh Anta Diop ne leen.
macc ngeen seeni sukkër ba noppi de. waaye ay batay xoroma ci tegu batay xoroma ciy tegu. xorom ak kaani dama ne xoole mbir mi day bëgg a jeex day bëgg a ruus. moo tax kenn ku ne naaw ne dëmm ne jinne. songandoo Macky Sall di ko jéem a défendre ak di ko jéem a jàppale parce que su Macky demee rek xale yi dofatuñu. dañuy dellu ca seeni maam la source aw ci yoon woowu. waaye amaana yoon yi kilifa yi diine yi nekk Almadi yor ñeenti jabar yor ay tool yoo xam ne xamu fu tool yi fii ay ponkol la fay bay loolu day dakk woo muy dakk nag moo tax ñu bokk ragalandoo xale yi mag ñi la ñuy téye pour ñu beneen gisoo xale yi nga xam ne ay doomi sëriñ yu ndaw lañ koo ci bës loxo bi day nooy nepp mësta bay boo leen laaj ñu seen maama ko liggéey xanaa ñu sun maam doome ram la kooku kay déggoo dama lay wax loolu man grand li ma ci xam dafa bari loola jeex na tàkk li ma ci xam xale ñoo bokk yeewu loola jeex na tàkk gis nga loolu noonu li ma ci xam dafa bari parce que gis nga sëriñu ndaw yooyu ñu ci bëri damay day ak ñoom ci àll bi te dem leen di gis ñuy def loo xam ne man jomb naa ko passeport diplomatique waaw dem leen di gis sax ñuy def maam jëfin yoo xamante ni barke Seexul Xadim man jomb naa ko donc problème waaw dañ ko préparé wul dañ tëdd naqari ñuy toog mënuñoo bañ a wax ak gaañi ndax le réveil des consciences waaw ci la maam seen bokk maam seen dañ koy jël mu din jël ñuy weccante xalaat di jël ci muy jël ci nun c'est une famille sa famille nag buñ ca laalee kenn war ngaa mën a génn ubbi sa génne dëgg la baa ñu bàyyi keneen dugg rek ba ngay def beneen live quoi danaa dugg beneen live xam naa ñu wax ci carte yi waaw kontaan nañ jaajëf xam naa xoola dama ne carte yi am naa secret bu bari ñi liggéey ak Macky Sall man ñoo may wax moo lu ma leen wax dañuy teg seen bët ñi liggéey ak Macky Sall nga ne bëgg ñu ko seen biir leen fa bàyyi waaw ñooñu ñoo may jox information moo lu ma wax du deñ dëgg la comprendre naa Macky Sall ñi liggéey Macky Sall ba ci seen consulat bii lu ma bëgg xam ñu wax ma ko dëgg la waaw moo tax may ñeme di wax waaye duñ xam mukk ki ma ñu ma koy wax ndax ñi ma ko ñu ci biir ñooy sama matériel bi muy dimbali Cheikh Anne ñoo ngi ziara kon naa la bàyyi nga dugg rek dégg nga waaw baax na jërëjëf Cheikh Anne welcome ñoo ngi lay ziara bu baax a baax waaye mbaat mi lem si waaw day dagg ko nga seet kese dóor jigéen xëy na dóor jigéen loolu voilà Mamorka maa la jéem a jot sama waay allo waaye maa ngi leen bëgg a jot muy rëcc rek allo oui waaye suñu système bi ñu dóor yi metti man moo ma naqari quoi ma neen baal ma ñu wax suñu àq nu itam jigéen de su ko dóoree noonu bu fekkee ne ay nit la sax mais ay ponkal yoo xam ne ñu nga Paris duñ liggéey amuñu këyit passeport mauritanien lañ yor topp ci xale jigéen yi dóor ak doon ay nervi yi ñuy recruter xam nga la yooyu war ngeen cee mën a jóg seen nu ñu koy lijjantee bu dem amoon combat góor sax waaw allez allo waaw maa ngi dégg allo doyen maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu liggéey bi vraiment li nga def am na solo yaa ngi conscientiser doomu aadama yi vraiment loolu dañ koy ñaawlu. waaw maa ngi dégg ñoo ngi dégg bu baax a baax allez-y. waaw vraiment loolu dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax. ndaxte intimidation bi commencé am nii ku yabu préparé ndaxte jëm kanam. waaw maa ngi ñoo ngi dégg ñoo ngi dégg rek ñoo ngi dégg waaw. continuer waaw ñu ngi dégg waxal mi ngi ñëw. waaw di masawu soxna soosu bu baax a baax a baax vraiment man je ne la connais pas mais bi ma déggee information bi dafa ma naqari tellement que mais na ku nekk préparé mais nag képp kuy xeex na nga xeexal sa réew ndax réew mi toll na fa nga xam ni doy na waar te lii ñëw mooy gën a pire te li ñu def ni nag jihaad la. ndax danañ ni boo amee loon
boo amee loo naqari na nga ko na nga ko na nga ko na nga ko naqarlu soo ko mënul nga jug faj ko te lii nag réew mi dañ koo jaral de. le Sénégal vous appartient. ndaxte il faut que am ñu def sacrifice. le Sénégal nous appartient. le Sénégal nous appartient. te nag nit bu nekk suuf ba nga juddoo amee nga ko àq lépp lu koy defar da nga caa war a taxaw. dama jël benn exemple tey. waaw. tabaski bu jotee ñëpp a ngi feetu di tabaski ñëpp a ngi feetu di tabaski loolu moo ko waral Ismaïla moo taxoon moo nangu woon ñu tëral ko rendi ko mais yàlla suñu borom ñëw na ñaata millions de musulmans ñooy feete tabaski di rendi seen xar te ginnaaw yàlla benn nit boobu kese la mais nag yàlla gëmul nelawul yàlla ni la ko bëggee woon ndax gëm gum dogu woon ni dañ ko tëral rendi ko yàlla wallu ko kon nag ñun Sénégal yi nañ gëm ni ku nekk na def sacrifice ndax sa réew. yàlla na yàlla sural. yow kon xam naa ni ko wax léegi da xoola il faut bu ni live ñun ñëpp comme ni nga duggee na ñëpp yu duggee noonu ndax il faut ñu rabasante wax ci il faut ñu boole wax ci xam nga li ma la waaw nga indi say xalaat may indi ku ne indi xam nga li ma la mais li dal femme bi dana dal keneen xam nga li ma la bu dee fii aux États-Unis nag absolument nit ñi xamante nañ da nga gis ak dëpp doo ci teg si tànk mu doo ko ci teg xam nga li ma la mais nag kaa ma wax la benn affaire de bu Sénégal yi ñëpp booloo woon loolu du sotti lépp lu ñu naqari ci réew mi. waaw maa ngi dégg allez ñoo ngi dégg waaw. man lépp lu naqari ci réew mi bu ko ñëpp àndandoon bokk naqarlu ko noonu mu nekk ñu nekk benn say benn dànk loolu du paase du yàlla. xam nga luy jot xam nga dafa toujours xam nga. ni nga ko wax nous sommes pas des violents amul benn sénégalais bu violent. mais góor day dem ba mu yàgg mu soxla yëfam laaj ko. askan wi ñoo soxla réew mi ndax depuis 58 ba heure bii amul lenn loo xam ne politiciens wane nañ ko depuis 58 ba heure bii at mu nekk am na un projet am na un plan am na une vision ba heure bii tey dama ne pomme de terre bu ngeen lekk Sénégal mënu ko bàyyil boppam ba heure bi laa la ko de ab saabu bu ngeen fóote tubaab yi lañ koy defaral ce n'est plus ça maintenant. mais xam nga la moo tax ce que nous avons besoin mooy une révolte un soulèvement national Sénégal yi génn ci mbedd mi laaj réew mi parce que élection yi danaa ci benn laaj ci carte yi carte dañ ko truqué xam nga liñ may chance mooy ingénieur bi ko doon defar xale yoo ko raw xale yoo ko man lam defaroon lépp la booy trouvé lam daajoon lépp kees gi la booy daaj ji wëlbati ko ñëpp jàkkaarloog lépp ba tax na dëgg la suba wala samedi benn semaine live boo xam ne dañu bëgg mu leer bu ngeen demee élection ci carte yi Macky mooñu carte yi bu fekkee ne 3 millions de carte la Macky jël na 1 million moom denc ko boppam fee loolee ca des day waaw allez-y allo waaw demal allo maa ngi dégg man jeunesse bi laay lancé appel jeunesse bi ñu am benn prise de conscience samé dégg ñu am benn prise de conscience nga xam ne fii réew mi toll mu ngi ci guddi bu bët setagul il faut que nañu jël seeni propre responsabilité faire face à ce régime dictatorial ndax le pays nous appartient. Badara loo ñëw jaar bu baax. maamu kenn moomu ko réew mi. waaw maa ngi dégg allez-y. allo man réew mi maamu kenn moomu ko. loolu c'est clair loolu moom. baayu kenn moomu ko.
nekkul ci turu kenn Yeah. te bu yàqoon nag ñu ñëpp bu yàqul ñëpp lu yàqul te ku nekk nag am nga sa cëggal guy Yeah. ku ci nekk am nga ci part de responsabilité bu mag a mag a mag kon nag man jeunes yi laay lancer appel ñu taxaw faire face à ce régime. wax dëgg waaw ma dugal Mamadou Ndiaye après del dugg dégg nga prochainement di leen dugg maam da jërëjëf maam waaw Mor di leen dugg dégg nga jërëjëf pour waxtaan wi ngeen di ci jàpp nu bokk jërëjëf dégg nga incha allah waaw ok jaay waaw mbir mi noonu rek la Sénégal moom ni mu tëddee gis ngeen ko dama ne depuis 58 ba heure bii Sankara depuis 58 ba heure bii amul benn gouvernement bu ñëwul ak programme politique amul kenn ku ci ñëwul ak vision amul kenn ku ci ñëwul ak programme booy teg depuis 58 bi su na programme am waaye mënuñu lijjanti saabu bu suñ jigéen ñi fóote mënuñu ko am saabu laa de saabu bu ko Sénégal bëggee day dem Dubaay jëndi ko waaw Mamadou Ndiaye ñoo ngi si yaara jéem naa la dugg day dagg rek waaye dafa am lu ñuy naqarlu mu xew si dëkk boobu Paris dafa am lu ñuy naqarlu waaw man li ma ci bëggoon wax rek mooy man lii xamoon ni nii la grave parce que la dafay dagg day dagg quoi dafay dagg cece dafay dagg quoi oh day dagg tout le temps y a un problème de réseau entre Paris wala man si la muy ci man aussi parce que gars yi duñu ma bàyyi ma liggéey man moom du ngeen a bàyyi ma liggéey waaye bu ngeen toqiwul du ma toqi waaw bu ngeen toqiwul du ma toqi de waaw très bien kooku. salaamaaleykum. Cheikh maa ngi lay ziar. waaw ñoo ngi jégalu j'ai un problème. gis nga dëkk bi tey ni mu def ak glace gi xam naa ne nag wax man damay gàttal rek. yaa problème glace ga bari quoi. waaw mais maa ngi naqarlu femme boobu noonu maam seen li ko dal. di wax ne nag man moom bokkuma si ñim bett ndax ki nga xamante ni sa yaay dalaa woo si lalu hôpital ne la jàppal Ablaye Wade mi defal na ma loolu ma sa baay defalul defal na la yow loo xam ne sa baay defalul nga war kooku noonu kooku bu waree jigéen kooku lu mu def jigéen rek bu mu ñu bett. te dëgg ndax bu doonoon nit jigéen ñooñ taxaw si internet bi di bàkku ne ñoom ñoo toroxal maam seen moom da leen di woo ne lii bu mu amati bàyyi leen nit ki mu def li nga xam ne moom moo ko war mu xeex droit am you know. mais nag ki war yaayam kooku bu toroxalee jigéen mënuñu bett foofu laay yem loolu laa am lu ma. très bien baa ma jël Lokki Bernard. mu am ci lu dugal moom itam. Sénégal day ngi noonu waaw léegi nag des na ci nun le gouvernement bi nga xam ne moo protégé moo jël ay nervi di leen yabal ci peuple bi ngeen xam ne kon lu doy waar a ngi noonu fan yële rek sama gaañoo xam ñi nekk yëmbal nekk ci àll bi maanaam seeni carte police ko téye mais à chaque fois bu ñu demee seen kër bàjjen wala seen nijaay reer yi dañ leen di raafal waaw dañ leen di raafal Lokki Bernard Lokki ñoo ngi jaaraw allo waaw père xam nga nous avons un problème waa ngi ziar nous avons un problème xam nga ma la waaw liste bi ay tukulóor ay pël benn douzaine na ko jàpp te ñëpp ay monsieur Mauritanie yi ci ëpp moom lañ xam nga ce qui se passe mais loolu fi xola ñoo ko dóor dagg périg bi jox ko ay jigéen pour ñoom ñu dégager seen responsabilité femme bi sax loolu tey kuy patriote tey da ko war a ñaawlu waaw kuy patriote kuy sénégalais dëgg tey ku deretu góor di daw sa yaram da ko war a jooylu ñaawlu ko kontaan naa ci live bi ñu ci dugg live ci wax ci tey moo tax ma dugg nii mooy que ni fu sénégalais nekk tey ambassade Sénégal warul tijji muy bu Japon
bu Amérique bu France bu kii lépp dañ ko war a ñaxtu ndax loolu dañ ko tooñ dañ ko tooñ dañoo dem di laajte di suñu carte ndax am nañ droit laajte suñu carte d'identité on a le droit dem récupérer suñu carte d'identité am nañ droit dem ñaxtu ji si foofu ñu nekk du France ambassade bi Sénégal lañ nekk voilà consulat Sénégal la waaw donc nag bu ñu jëlee ñoom seen nervi yi toog foofu di dóor ay jigéen xam nga góor bu taxawee di dóor jigéen y a un problème un sérieux problème mooy que ni nag tey fu sénégalais war a nekk tey muy États-Unis muy France muy Belgique muy Italie ñun ñëpp war a tey booloo dank nekk benn affaire yi dootul toog ci télé dootul toog ci live bi di wax dootul toog ci télé yi di wax jëf la il faut ñu génn mobilisons-nous l'heure est grave instant bi ñu toll fii ñu toll nii dañoo war a jëf moo ci des waratuñu wax waratuñu wax jëf nañu jëf wax ji dafa doy wax ji moo doy nañu couper suñu télé nañu couper suñuy rajo génn teg taxaw ci télé bi ñaxtoog ñi ko war a jëf la xam nga toujours la police ci boppam moo jël bopp moo naan yuuru nit ñi te buñ xoolee depuis 50 ba heure bii fu ngeen génn rek police du mën a leen donc war nañu may ma expliquer rek dafa jot ñu développer stratégie de combat bu professionnel yaa ne pour man fii jëlee Macky Sall maanaam bu ñuy marché yi bu leen dem place l'Obélisque nañ jubal directement au palais jeex na directement au palais place de l'Obélisque foofu j'interpelle l'armée sénégalaise te xoola woowu ma borom biir yu rëy yi généraux yi je les appelle pas li ko tàmbalee capitaine ba jëm ci suuf ñoom laa soxla mais la police dem na ba maîtriser sénégalais yi booy xool te grève 68 lañ jekkoon police bi mais jusqu'à présent heure bu Sénégal yi jógee police yi am na lañ bëgg parce que suñu yuut dañoo wëlbati defar na roq boo xam ne buñ ci duggee dañuy wurmal mel koy rexar ba tax cette fois-ci nous interpellons l'armée surtout ñi nga xam ne grade capitaine jëm suuf xale yooyu nga xam ne ci 30 ans 35 ans lañ toll ñooñu lañ soxla mais les généraux seen biiru rëy yooyu ak seen ñeenti jabar yi soxlawuñu leen il faut moom ñu accompagner peuple bi ce serait un combat boo xam ne pour une victoire populaire mais lii Macky Sall dëkke jël alal réew mépp lii mu jël ko lii mu joxe bokkam la ca mu jox ko France nuy ay góor di ko déglu di ko fekkee dama ne c'est triste en tant que sénégalais te mbir mi nag du Macky Sall képp pourquoi du Macky Sall képp mooy ay lobbying leen yoo xam ne ñoo ko encercler moom mooy pion bi ñu koy pousse muy dem Macky comme marionnette Macky maanaam ay pion booy pousse la boo ko xoolee stupide la am xelam sax baaxul mais ku mel noonu la tubaab bi bëgg dafa jot ñu bokk jóg bokk yëngatu yaakaar nañ Macky Sall Macky mënu ci dara te Macky waru ci man dara tubaab bi kenn ku ne xam ne bi mu songoog sëñ Tuubaa dem nañ fanweeri at ak ñett sëñ Tuubaa door koo béng songoo na fi ak Mamadou Lamine pendant 7 ans ñooñu duñ moroomu Macky Sall duñ moroomam tubaab bi bu dee Macky Sall duggal ci ronlal ci Macky ron gi lay fanaan kon peuple bi rek ñoo mën a jóg peuple képp moo mën a jóg régler ce problème là c'est-à-dire un état souverain un état indépendant un état sénégalais un état buy décider ci légitime bu sénégalais mais tant que la France mi ngi ñuy conditionné yër réew mi di ko doxal du yàgg mukk ba sénégalais mën a jëmbat ak tàndarma mu meññi as gor day bañ kenn waru ñoo yilif duñ xari kenn tubaab bi nag décision bi xam ne jël na ko kenn mënta tax mu dellu ginnaaw dafa naa ma jëlati ko moom day dagg quoi ay dafay dagg day dagg let me try again one more time
dafay dagg quoi. Yeah, let's try one more time. Let's try. It's coming up. It's coming up. Coming up. It's coming up. Yes, coming up. Yeah. ñu ngi yëngu tuddee Mamadou Ndiaye. Parfois noonu lay demee quoi day dagg ka di fi affaire. Ah, très bien. Cette fois-ci, bon, vraiment, ça ñëw na léegi quoi. Allez-y, allez-y. waaw. saa yi man sama affaire mënuñu communiquer day dagg. dañuy tax dañoo. su ligne bi yaa ma dégg. yow. waaw man li ma ci bëggoon wax rek mooy benn affaire bu ndaw. xam nga ñoom def nañ li ñuy def. ok mais affaire bi. waaye dañoo. caaxaan ok activisme du caaxaan c'est pas un jeu maintenant on organise ça à charge de revanche. mi ngi bañaat quoi mi ngi bañaat you need some juice man ñëwul de yeah you need some juice buddy day càng loolu mooy affaire bi quoi bam bës taalibe Bamba ba xam réseau bi c'est pas normal quoi normalul quoi normalul waaw Fifi Sène ñoo ngi ziara sa jigéen la gars yi sonal trop Fifi ñu jóg loolu daal la ok Badara Lo ñoo ngi ziara bu baax waaw Aliou Diatta yéen ñëpp ñoo leen rek ñu bokk ko ligne bi dafay xaw a doy waar parfois quoi cette fois-ci waaw nan bokk góorgóor rek waaw nan bokk góorgóorlu waaw Macky Sall moom xam naa ne fi mu jëm ak yéen moom du moom rek du moom rek xam nga sax bu ñuy blème Macky de trop wala yëpp Macky dafa dolli kawar ci xar mi rek waaye tubaab bi nga xam ne buñ xoolee suñu maam yi Lat Joor Ngoone ñoo ko tëral Jéeri Joor Ndeye ñoo ko tëral Cheikh Omar kenn xamul fu mu nekk 33 ans de captivité ñoo ko sëñ Bamba Hadj Malick force de résidence surveillée tubaab yi dañoo am kattan goo xam ne yaa ngi dégg bu ne Macky Sall te dugal ci ronlal gi Macky fanaan ci ron gi ba bët set yaa ngi moo tax toujours di accuser Macky dafay ëpp peuple bi ñoo war a jóg régler la situation ce n'est pas un seul Sénégalais un individu sénégalais qui peut résoudre ce problème ce n'est pas Macky qui peut résoudre ce problème mais c'est un problème populaire c'est un problème du peuple c'est le peuple qui doit prendre cet engagement obliger la France mu quitter ñu obliger Macky Sall mu rendre compte ñu obliger les anciens voleurs ñoom ñëpp ñu jël lañu sàtt indi pour ñu toog waxtaanaat pour créer beneen nation bu bees tout ce qui est pétrole tout ce qui est mine tout ce qui est ressources naturelles mbir la moo xam ne ça concerne le Sénégalais ça concerne les Sénégalais moo tax système bi nga xam ne moom la Sonko jël c'est très clair Sonko waxul ne topp leen sama ginnaaw waxul loolu de que leen ànd dem wala ngeen jiitu ma topp ci c'est sa proposition aussi c'est très clair financier la d'accord économie la xam ak trésor loola mën na ci liggéey am ñu ci ànd liggéey parce que xam na ko mais lépp lu concerné mbay mi les professionnels baykat yi ñooy toog waxtaan ci seen biir ba déggoo indil ko résumé bi bureau mu jël résumé ba téye maintenant mooy leader bi li tax mu fonctionner mode de fonctionnement bi mu équipe am ñoo koy taxawal mais la koy monter ci askan wi day jóge maanaam un gouvernement populaire maanaam une administration populaire une décision populaire c'est le peuple qui décide lu am solo ngi noonu l'agriculture bay dunde moom la suñu maam xam nit day def lam xam bay dunde suuf si nag kii bàyyee ko moom jox ko suufam mu bay di dund d'abord y a une évolution artisanale boo xam ne moo ci war a tegu bu dee ba xaw a ëpp ñu am luñ dugg ba muy dugg ci PME yi ba muy jàll ci industrialisation ak exportation ak yëpp muy xam-xam boo xam ne ci nit ñi lay soqi ko ñëwaat ci nit ñi duñ xaar France di jënd gerte déedéet duñ xaar Ablaye Ndiaye muy def nangam mais c'est le peuple qui prend cette responsabilité
bu ñu demee ci sécurité Sonko n'est pas un policier il n'est pas un policier il connaît rien de la police mais nag la police et les policiers mën nañoo toog ñoom waxtaan dessiner un programme de sécurité boo xam ne wóor na leen ne fii la mbir mi yem ñu yëkkati ko teg ci loxo muy aw bayit woowu lay jël triomphe ko taxaw ci ànd ko ñi mu ko war a àndal ba askan ñu ko bëggee bëgg ko bu dee mbay mi aussi la même chose ni ma la ko ci mbay mi y a les banques ñoo ñu war assister les agriculteurs y a les industries de transformation liées avec les banques y a les agriculteurs ñi nga xam ne ñu yor suuf si y a des ingénieurs yoo xam ne ñi ngi open down entre banques yi dem di diggante que dugg ñooñu di ci biir ñooy fexe ba mbir mi ñor wulli soññi def lépp waaye moom liggéeyam mooy kayit waa ngi nii experts yi li lañ gis jox ko mu doon leader bi nga xam mooy porter projet bi noonu la ñuy liggéey am réew dafay simple kenn ku ne jot ci les musiciens les artistes Sonko mënta guitare mënta xalam xamul lu ñuy tëgg ak sabar des na le ministre de la culture bu responsabiliser mu bàyyi artisans yi ak artistes yi liggéey ci seen biir loo xam ne lu am solo jaar yoon la ñu découché ko ci benn bout de papier summarise ko ci benn papier këyitu ndaw woowa la Sonkoy jot waxtaan ci ak bureau ak délégation bu ko superviser ñu toog waxtaan génne un projet bu ko mën a doxal mbir mi dox dem rien de corruption zéro corruption zéro OFNAC lii OFNAC di liggéey c'est pas vrai Macky Sall defaru ko sama benn xarit bu nekk États-Unis fii moo bind projet bi jox ko Macky Sall Macky defee ko à l'envers il n'a rien compris parce que xale bi bind projet bi state bu New York la doon liggéeyal moo département corruption ab Sénégalais la moo fa nekkoon moo doon trier di def lépp booy boobu moo bind affaire bi jox leen ko ñu sàcc ko liggéey noo xam ne baaxut cette fois-ci li amoon dootu am nous voulons un Sénégal meilleur un Sénégal transparent un Sénégal des assises nationales un Sénégal de Cheikh Anta Diop un Sénégal de Samori Touré un Sénégal de Modibo Keïta un Sénégal de Gamal Abdel Nasser un Sénégal de Mouammar Kadhafi un Sénégal boo xam ne de Cheikh Ahmadou Bamba c'est ça que nous voulons plus rien comme le passé Macky day dem te foog mu dem te balaa dem foog mu rendre compte ñi fi nekkoon nag bi fi Abdoulaye nekkee ñeneen kuñ ci foog ne da ngaa sàcc danañu la jëli l'argent des Sénégalais appartient aux Sénégalais agression yi ngeen def nag ak nervi yi ngeen def moom dafa war a dakk Barthélemy Diaz nekkoon fi victime Barthélemy xam naa ko yaru na tey na ma xam ko fi muy liggéeykat Barthélemy ci camion yi la ko daan dóor du ko dóorante ci camion yi di liggéey honnêtement di am xaalis boole jàng fi mara mën a liggéeyi mais yi fi boppam da ko mas a neex muy xale boo xam ne Barthélemy bu ngeen doon waxtaan ci ak mango dana lijjanti ba dugal ci biir axi Sénégal gos bu bëggee noonu Sénégal man musuma ko gis waaw mu wóor ma ne rek Barthélemy jàmbaara ngi noonu ma xam Khalifa Sall itam mu ñëw fi ay yoon ma ànd ak moom ci restaurant ñu bokk lekk ma déglu ko muy ku nonchalant ku tey nit koo xam ne ànd ak sagoom ànd ak ku dal Khalifa buy wax sax da ndànk lay wax noonu ak di ree ndànk day wax di ree mu nit koo xam ne benn erreur lañ ma sa def ak moom parce que booba Apollo théâtre lañ ñëwoon ma ànd ak délégation ñuy manifester ma bënn loo xale yi pneu yi oto yi tanoor yi ñu dagg pneu yi ñu bënn ko oto yëpp lañ peeral ba keroog tuuti ñu tànn aéroport oto yi fa lañ fanaan xamuñ ko toog loon ko yóbbu
côté boobu lañ ma sa am tuuti différence te mooy temps bi Abdou Diouf nekk au pouvoir taxaw di gaana waaye nit ñi waaw Tanor war a ñëw war a jël chaise bi ñëw Apollo ñu dara leen loolu Sénégal yi am nañ ko ko fàtte mukk kon te Khalifa ku teey ku bëgg Sénégal guddi googu sax presque ñoo ànd dem kër benn ay dara jóge fa yooyu daal xam nga mu nit ku teey mais ni situation bi demoon activisme noonu lay doxee moo tax parfois it nga tëgg ab kurpañ sa mbokk ak sa xarit woo ñu ko lëng ko loolu moo koy indi waaye li dal maam say moom maam seen loolu leneen la maanaam Macky Sall prêt na pour la violence l'armée sénégalaise est bien équipée contre son peuple tout élu boo xam ne Macky Sall fal na la tu es armé bépp kum fal ko ne rek tu es armé parce que wóor na ko ne lim la fal du yoon wóor na ko ne bu Sénégal révolté dañu ñëw ci sa kaw te moom moo la ko yóbbee lam man daal mooy ak fete la ngi nii téyel te loo mën a yóbbu yóbbul moo tax ñëpp ay sàcc Farba Ngom gis ngeen ko ñëpp milliardaire lañ kii sàcc xaalis bi trésor public gis ngeen ko Sonko ko mu lànk Mbaye Ndiaye gis nga ko dama ne kan boo ko waxante dëgg te jéem a jublu ci Sénégal te defar ko réew mi kat noo ko moom keneen moomu ko Macky Sall bu jógee foofu Houston la bëgg a ñëw dëkk fii ne ci business pétrolière bi ndax Texas fi la ñuy defee ak pétrole fi lañ koy defee am na fa këram ak lépp bu jógee Dakar Houston la jëm Houston gii la jëm si ak njabootam di def ay business am benn doom ji dem ca naaree di ni ci yeneen jabaram doon une très grande dame di voyager fu ko neex di yàq suñu xaalis fu ko neex moo tax bu leen duma bu ngeen réew mi bu kenn dem ne leen téye 2 ans d'enquête avant ñu leen di juger ah kon maa ngi leen di ziara di masaw maam seen da ngay muñ un bon combattant doit savoir d'abord encaisser Sékou Touré mooy wax loolu de Sékou Touré daan un bon boxeur avant mu yéeg ci ring bi dafa war a mën a encaisser d'abord ndax boo mënta encaisser benn korpañ lay loo nga dem kaaw moo tax un révolutionnaire dafa war a mën a encaisser ay saaga ay téq ay wuruj ay siiwal yooyu yëpp bu mu la tax a dellu ginnaaw lu dikk consommé ko yooyu boo ko manee man ngay ci ring bi te koo dajal danga ko kaawate moo tax ñun yàlla dogal ay encaisseur lañ ak loo mën a waxit duñ naqaj duñ mer ci nopp bi lay dugg génn ca nopp bële dafa am luñ gëm jubli ci loola kenn mënu ñoo tax xale ak loola waaye nag mënu indi ay charabia ba tax ñu wàcc raay bi déedéet benn direction lañ am mu forme GPS duñ ko wàcc mukk waaw Macky moom day dem waxuma génn réew mi de day wàcc dem Tamba toog fa ñaari at ba noppi ci li ñuy def ba noppi dooru jubli ci moom doo jël Sénégal rek bëgg jubli ci ay Macky Sall déedéet ñooñu dañ leen paqueté ci ab paquet denc leen ci barab ñetti at jubli ci réew mi ba pare bu noppee ba réew mi jël aw yoon nag ñu dooru jubli ci seeni mbir amul jàpp at déedéet da ngay jàpp bàyyi ñetti at ñeent ñu toog di xaar ñun ñu jubli ci réew mi ak li ñu yàqoon ba loolu noppi ba nga xam ne ñi ngi tàmbalee nooyi nag ñu dooru jubli ci seeni mbir kon maa ngi leen di ziara di ñaan jàmm rek mooy mën a am jàmm képp mooy maanaam leneen mënta am nu bokk góorgóorlu xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañ kenn ku nekk nga dendal bu ngeen àndee ci seeni baay xamante wala bokk feeñ xale yi dañ leen a brainwash ba doomi ni yaay xamatul doomi bàjjan tante xamatul yumpaañ maanaam séparation yi moo tax ba xale yi xamanteetuñu da nga dend ak koo xam ne seeni baay bokk sax waaye doo ko xam da nga nekk ci àll bi say doomi baay seeni doom mënoo leen a xam loolu lépp race buy réer la race buy tas loolu nag balaa am nañ góorgóorlu jot Sénégal ñoddiwaat askan yi boolewaat leen ñoddiwaat askan yi boole leen fii ne sa doomi ni am na seen doomi nijaay sax xamuñu leen am na seeni doom xamuñu seen doomi bàyyi la xamante wuñu
loolu li ko tubaab noonu la ko tubaab bi bëggee bu ko defee séparation dans les familles séparation am un peu partout ñu continuer di mener di reye yóbbe ñu coono xam moo tax bu leen xolooti yéen waa internet bi nun les rajo sociaux maa ngi ñaan maam seen bu jógee ci lii na téléphone ñëpp benn problème lañu am Macky Sall jóge fi waxuma rek mu jóge fi de waaye le système politique ñu changé ko loolu rek doyul de mais une refondation nationale loolu képp doyul réconciliation nationale dafa war a am te loolu képp doyul maanaam découpage géographique du Sénégal maanaam dañoo bëggatu sax ay région ay province lañ soxla état Sénégal 4 provinces doy na fa Touba Mbacké doon province su boppam ñu muy juróomi province état fédéral bi ñu décidé ko mu taxaw kenn ku nekk province bu ne la fa nekk yaa ko moom kenn amu ca dogal yéen a ko moom seen gouverneur mooy décidé gouverneur bi yéen a koy fal Dakar nag lépp lu ngeen ñorol 35% yi c'est le gouvernement fédéral ma koy encaissé la ca des yéen a ko moom du génn kees du fa génn bu ngeen ko defee léegi dëkk bu nekk jóg waaye bu fekkee ne Macky bu soxlaa pétrole ba ca Thiès jëli ko bu soxlaa jamaa ba ca Ngaye jëli ko bu soxlee lëli jëli loolu mooy suñ problème nañ ko découper comme ni Montréal def comme ni Canada mel dagg ko ay province bu nekk am banque boppam am bourse boppam am tooli boppam am yëfi boppam ak benn gouvernement fédéral boo xam ne ay département d'état lay doon képp ay département d'état dooni ministre ànd ko nag ak province yi ñu bokk développer le Sénégal te du am benn problème tey la province du Baol dafay am solo trop l'université est sous le contrôle des Baol Pàkku Lambaay dañuy jël seeni bagage ñëpp ñibbi Bambey ku bëggu dénk Bambey ngay dem loolu day indi ay ressources ci ab dëkk région de Thiès gis nga ko 4 ports de pêche yi ëpp doole Sénégal ci région de Thiès la nekk 4 ports de pêche yooyu rek waxuma la dundal région de Thiès waxuma la lujum ji je te dis encore les confiseries les plus modernes de l'Afrique Thiès lay nekk parce que foofu loo fa ji mu ñor loo ji Thiès mu ñor waxuma la ak nag sous l'appui te exchange mën nañ ko entre la Casamance ak Thiès Casamance gis nga ko loo bëgg ma nga fay ñor yaa ngi dégg donc les PME day daal di dox normalement état du Sénégal état fédéral xam nga lu muy xaara 35% la ca des ak waa région ba ak seen i càmb ñoo koy dox defar Sénégal yomb na dama ne du dara mais nag bu fekkee ne France ci def loxoom lépp màng gu ñor mu wot ba saab goo xam ne meññi na mu indi kabam rocc ci dem lu mu dégg ñu ne ginaar gu nen France jëli baga jël ne ni soo tonni yóbbu awee ko ci ay décret yoo xam ne décret président koy signé bu fekkee ne province nag président bi amul droit signé décret bu mu signé ci mbay mi lañ koy sotti il faut waa province bi toog waxtaan seet nu ñuy jaay seen yëf day sax loolu yoonu président ndax beneen état mën naa ñëw négocier directement ak province bi dañoo directement négocier ak province bi au lieu que mu négocier ak président de la république bu fekkee ne Thiès a yor ay jënam bu tubaab bi di kii di jënd jën duñ wax ak président de dañuy wax ak waa Thiès ñu yor seen i jën ba déggoo ak ñoom jaayante ak ñoom jël 35% jox ñi nga xam ne c'est le gouvernement fédéral kan bokk juboo seet leneen lu ñuy def fii nu jëm du foofu yoon wi tubaab bi jaarale daa mel ko yor say bëy il faut nga aw leen ci gurumbal boo xam ne boo leen fa tàncee da nga ratt jur gi yëpp da nga ratt bëy yëpp da nga ratt bëy yëpp noonu tubaab bi def dañu dugg ci mburngal moo xam ne amul bëy wuy jaal te du la ratt waaw kon nan bokk yeewu bokk jóg xam-xam baa ngi fi kattan gaa ngi fi wér gaa ngi fi problème bi rek mu une désorientation moo nu sonal ba tax suñ doom yi ne ci mbedd mi taxawalu kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo war a dimbali ñu jël posen ñu ci bëri jox leen posen bi mooy riba rek loo xam da nga ko bokk ko askan wi ñu sàcc ko indil la jox la nga di ko lekk dana mujj koo tifli sax soba lay doon ndax biir la cay dem dafa am solo am na lu bu ca xasee taaju rek ñaan di tifli nit waru koo def kon ñu del du jéggalu te ñaan jàmm képp lañ bëgg te jàmm dana am bu soobee yàlla ndax réew mi sëñ Tuubaa gi ci teg bëtam réew mi sëñ Tuubaa gi ci teg bëtam réew mi Sénégal sëñ Tuubaa mi ngi ci teg bëtam billaahi wallaahi mi ngi ci teg bëtam képp ku yaakaar ne mën ngaa bokk dara raw
juum nga da nga ko rëccu ba tax booy ñu rafetal ba kenn ku ci nekk côté ba nga nekk nga ma fa liggéey boo xam ne bu dellusee ci askan wi ñun ñëpp ñu bokk jariñu waaye réew mii ku yaakaar man ngaa taxaw ca kaw di gaanu waaye muy dal ci kaw nit ñi juum nga yal na yàlla sutural yal na yàlla indi kàttan gi Ousmane Sonko de moom laay jàppale ndax dama dégg gis ba pare yëg am une considération bu ma am ci ñoom boo ko ma Pastef de waaye Pastef mooy escalier yi Ousmane Sonko yéeg escalier yi muy jaar di yéeg nag te ma ànd ak moom du ma nangu xottu biteel ne ci escalier yi moo tax waa Pastef bu ngeen ubbee damay dugg par force damay xool fi Ousmane tegu tànkam dama ne bu ngeen ubbee bunt bi damay dugg par force di dox ba ca escalier topp yi dem malgré bokkuma ci parti bi Sénégal daal yàqu na li ma fi dund ci at bari na Ousmane Sonko laa ci yaakaar pour suma dund gii ma dese ah sax saay ma bëri ci sama mburu sana kon dama dund nangu kenn koo xam ne ah yaa ngi ciy labaj wala ngi ciy dugal yoo xam ne bokku ci nous avons rien à apprendre avec les anciens parti fi nekkoon bëgguñoo jàng dara ci ñoom zéro bëgguñu koo jàng ci ñoom leneen lu bees moo fi nekk le patriotisme moo gën a ubbiku parce que le patriote bi nekk PDS day am communication directe ak le patriote bi nga xam ne moo nekk Pastef le patriote bi nga xam ne mi ngi ci bitti doon un activiste bu gisee le patriote du PDS le patriote bu Pastef buñ toogee rek buñ waxtaanee communication day am mais entre parti communication du am kon le patriotisme le patriotisme mooy gën kan doon ay patriote ba sauver le Sénégal seet nag ban bunt bu nuy jaar ba ma développé nord Sénégal boo ñëwee ci ay Tanor ay partisan lañ ay parti partisan lañ nga ñëw ci Ousmane Sonko mun le patriotisme maanaam buntu ubbi ko la man ngaa bañ a bokk fenn ñëw jàpp man ngaa jógee Guinée gée man ngaa jógee Guinée ñëw jàppale Ousmane Sonko cette formule d'ouverture c'est plus panafricaniste c'est les assises nationales muy dëgg goo xam ne nous avons plusieurs moyens pour quitter ce sous-développement nous avons plusieurs moyens nous sommes au bas de la liste des pays les plus pauvres les plus endettés les plus corrompus du monde ce qui veut dire que avec ce jeu politique bi nga xam ne dañ ko dessiné ay Sénégalais defar ko muy doctrine politique boo xam ne lépp inspiration sénégalaise la ak africaine nous avons la chance de relever les défis nous avons la chance de relever les défis nous avons encore la chance de relever les défis nee naa leen ba Sénégal di yàqu Macky Sall judduwul Macky daa dolli kawar ci xar mi kawar googu mu ci dollit du tax nu na ko jéggal dañ la li mu jël na mu ko jëlee dana leer ku fi nekkoon nit jël na la wóor ne da nga ko delloo si trésor public alal ji moomu leen ko Sénégal yi ñoo ko bokk contrat yi français yi signé bu Macky gañewaatee man de danaa buub say bagage da génn réew moom ndax dara ci àdduna am leen ko lépp France jël na ko su Macky nag perte élection yi ku ko mën a jël te nga ko yéene Sonko mu jël ko am naa yaakaar ne immigré yi bëri daanu ñibbisi ndax Wall Street kat ni muy doxee xam nañ ko tey Sénégal bu doon jaay pétrole bi dugg ci marché market bi may un Sénégalais damay costume boo rafet dugg ci bureau yi dem Wall Street damay costume boo jongoma je suis un Sénégalais am naa accès ci pétrole bi damay bokk mais ñu ngi koy jaayantee ka jënd Sénégal yi ci mbedd mi ñoom lal ay saag di jaay ay saag loolu day dakk c'est nous nun noo war a costume ba mu jongoma wala ñu sol suñu yére yu rëy yooyu kaalawu
kaala naare un pétrolier et des pétrodollars heure bii Sénégal nekk New York dama ne pétrodollar monté affaire yooyu dugg Wall Street naan di làkk loola neex wolof di ko jaxante ci biir mais alali Sénégal yëpp ñu ngi koy jaay fii ak a jëndee ko wecc konte moo di nekk ci mbedd mi di jaay ay saak moo tax Trump jéppi ñu Trump dañoo jéppi quoi parce que Trump dañuy laal ci buntu boutique am boobu buntu boutique bi buntu place am buntu këram la sama Sénégal yi lal mu di leen romb mun a ñee ñàkk fayda ñii daal alal ji ëpp ci àdduna ñee ko yor ñu ne sama buntu kër gi lal yee Trump soo ne romb moo di dugg xam nañ baax a baax xam na Sénégal ay foo xam ne leen dañuy jéppi alal ji ngeen yor diamant or zircon bauxite phosphate aluminium rubo lépp océan Atlantique yaa ngeen yor lépp Trump di leen romb jëm Wall Street di business yi ñu buntu kër di jaay saak quoi la lépp nag kon gaa ñeemale ko fi waaye ñële ko fii maanaam dëndee tàng rek ñu bëgg di continuer ndax noonu la Sékou Touré yàgg un révolutionnaire war naa mën a toog 24 heures di wax noonu la ne yare jég jàpp ñu am ñun ñëpp so yàlla peace and love asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuh yàlla na buur yàlla def jàmm yàlla na buur def jàmm yàlla na buur def jàmm jaa ngeen jëf